ñaata adversaire la faagagal loolu ba kañ loolu nag lañu mën a tudd nangooti te nag lii mu def dañ koy tuddee ci tubaab haute trahison. haute trahison mooy wor bi gën a rëy ci wor yi mën a am ndax moom biñ ko falee dafa teg loxoom ci suñu constitution daal di waat ne waat naa ni dinaa respecter constitution bi lii mu def du respecter constitution bi dinaa nekk au service des sénégalais lii mu def du nekk au service des sénégalais ku dem ba yow dong nga wéet ak sa peuple nga wéet yow kundum fi nga nekk ak sa juróomi nit sa peuple nekk en face de toi nga am sañ-sañu yónni sa ministre bu immature mu ne peuple boobu yépp ay terroristes lañu peuple boobu yépp dafa am ay intérêts yu ne seen gannaaw di leen financer ndaw ñii dañoo mës a gis ku leen financer taxaw saaga sa peuple ñépp wéet yow dong sa palais tey soo demee ville soo ko fekkee foofu moom dong ak palais cundum peuple bi yépp nekk fii su dul woon militaire ak armée bu nekk suñu diggante tey jii kenn ay bagages am dañ koy for loolu foog ngeen ni mooy haute trahison parce que liñ ko joxoon ci ay moyens du woon pour muy comploter contre des adversaires politiques dama wax tey ñu ne ma contrôle judiciaire waratoo wax ci dossier bi ma ne juge bi bu ngeen ci waxee ma wax ci ndax saa su ne dossier amoon na fi dossier Khalifa Sall gis nañ ko dossier Karim wax na su ngeen dégloo nit à 8 heures à 9 heures yéen a koy jox seen benn journaliste mu ne les secrets de l'audition su ngeen ci waxee dinaa ci wax ndax man kenn du ma tënk waaye damay gaaral sénégalais yi wallaahi dama ko waat wallaahi lañ ma tuumal bu amoon du ma nangu benn sénégalais am xoosu waxuma laa bakkante ci ron parce que bu boobaa du ma yem ci lañ ma def rek kese mais damay doon criminel kon ñii fi faatu tey yépp man maa leen faat loolu duma ko nangu sama kanam borom responsabilité Macky Sall la ak comploteur am ba tax nag ñu ne ab président de la république am na loo xam ne du sa sañ-sañ amul président de la république boo xam ne war naa féewale peuple am di boole nit ñi ñu jàmmarloo di xuloo wala di xeex amul président de la république boo xam ne war naa gouverner ci li tubaab di wax haine ci soxor ci bañ nit parce que àndul ak yow rek nee na d'accord ak yow nga ne kii tey ma faagaagal ko loolu du président de la république te ñun ñépp nag ñu war ko cee bañ a jàppale parce que discours de la haine léegi lay doog a am Sénégal tey de laay doog a léegi Sénégal ñu tudd ethnie nit waasoo nit ci politique wala ñu tudd gëm-gëmam ci politique loolu ñun ñëpp kenn waru koo d'accord te di ci woo ñëpp nag ba ci boole média yi ñun ñëpp nañu góorgóorlu opposition de programme de projet d'idée d'accord mais def ay programme semaine bu ne ay nit ñëw taxaw di saaga nit di xas nit di ŋàññ nit di wax ci ñoom moom loo xam ne du dëgg suba du dugg ngoon mu yor njaboot yor ay nit yu ko bëgg yor ay militant loolu mooy taal réew nañu delloo si suñu xel mbir mi sottante xalaat la opposition d'idée de programme la waaye du opposition personnelle kenn ku nekk deram rek la am waaye xëy suba ba ngoon jot di wax ci nit di wax ci nit di wax ci nit tam ko dëmm wax ci mbokkam wax ci waajuram loolu amu fi woon ci Senghor amu fi woon ci Abdou Diouf amu fi woon ci Abdoulaye Wade mi ngi fii doog a am te dafa war a dakk Macky Sall moomul réew mi ñun ñëpp ñoo waroon jël suñu responsabilité te lii defe naa buñ ci génnee dina doon leçon pour ñun ñëpp parce que maa ngi seetaan programme yi je vois moins d'arrogance ñenn ñi sax ñëwetuñu dem plateau waaye suñu demee plateau dañuy wax ju sedd est-ce que waroon nañu toog ba egsi fii gouvernance de l'arrogance xëy suba ba ngoon jot di saaga nit ñi loolu ñun ñëpp war nañ cee jël ay jàngat ku ñu dénk réew ñii nga xam ne ñooy say takk der nga xam ne kaaraange société bi moo leen tax a jóg warloo leen mettre ci benn situation bi parce que takk der yi ma gis ñoo gën a am lu leen naqari fi mu toll nii ndax xam nañu ki ñuy dóor seen rakk la xam nañu ki ñuy gaañ seen rakk la koo ci wéetal xolam seddul
ku ñu jox réew war ngaa moytu loolu war ngaa moytu banqaas yi nga xam ne ci nga toog nga mettre leen ci ay situation yoo xam ne ñoom seen bopp dootuñu bëgg dara ci liggéey bi. may rendre hommage nag gendarmerie nationale ci seen professionnalisme ci seen sens de la responsabilité ak seen hauteur. man dama ñeen mujj naw GIGN bés bu ñu may jàpp ba tey bi ñu may déposé fi ma dem noppalu ji seen loxo laa nekk. brigade de recherche nous avons une très grande gendarmerie ngallaawaay bu ñu caaxaane suñuy institution des professionnels dinañu respecter ordre mais sans zèle sans brutaliser kenn mësuma sax bëmëx kenn mësuma xoos kon ñooñu ku am lu mel noonu àdduna bi yépp ñeeñu ko ngallaawaay Macky Sall bul yàq suñu réew. gendarme boobu gaañu barki démb ci ñi ma yoroon la 12 GIGN yi ma yoroon la di professionnel bu mag a mag a mag un patriote une fierté pour le Sénégal ñeewante bi mu amoon ci ñi mu doon sànni grenade bi moo tax mu téyewaat ko hésitation boobu moo yàq loxoom tey kon yooyu nañ ciy bàyyi xel te gëm naa ni mu amee ci gendarmerie la amee ci yeneen corps kon politicien yi bu ñu yàq suñu diggante ñun biir sénégalais waaye suñu diggante ak suñuy institution rawatina gendarmerie armée police ak keneen ak keneen. di wax tamit ni Macky Sall dafa trahir le peuple sénégalais. Macky Sall mooy le seul responsable de lii xew mi ci réew mi te responsabilité boobu duñ ko bàyyi mu jaas. Macky Sall amul légitimité pour jiite Sénégal tey ji amu ko woon démb tey doog a ñëw ndax man bokk naa ci candidat yi nga xam ne bi ñu génnee 2019 maa waxoon candidat ñeenti candidat opposition yi ne leen position de principe du ne génn nañu génne xale yi ñu xeex de waaye position de principe mooy duñ ko reconnaître amul légitimité il est le président légal waaye du président légitime. defe naa mel nu man ci ñeenti candidats yi maa yor position boobu ba léegi mosoo leen ma dégg ma ne ko président Macky Sall laa koy wax parce que légitimul dafa mbuxum élection yi légitimité boobu nag li ci desoon lu tuuti su doon des na moo fi nekkatul kon suñu newoon ci yenn situation yi Macky Sall dañ ko war a wàcce tey jii suñu nekkoon ci yenn situation yi waaye foofu nag laa bëgg askan wi déglu ma nañu déglante bu baax a baax a baax parce que loo gis rek tey ak dal daf cee baax. benn bu kenn dem pale génne Macky Sall ne day wàcc par force parce que loolu baaxul ci démocratie fi mu mën a jëme réew mi du baax moom. bu xoolee boppam ba xam ni amatul légitimité pour jiite Sénégal mu ne jóg naa man démissionné na askan bi yëpp jóg tàccu ñu préparer suñu élection anticipée ñi war a dem jàmmarlu waaye bu ko deful nañu ko gunge ba mandaam jeex waaye bu kenn dem ne dañu koy wàcce. ñaareel bi yenn borom xam-xam yaa ngi wax déjà gouvernement d'union nationale ñun de sama bopp laa mën a waxal ak ñi ma àndal bokkuñu jegewuñu benn xeetu gouvernement bu Macky Sall parce que dañ koo nawloo wut ba war a mën a ànd ak moom ci gouvernement parce que koo dem ba ne def na haute trahison mënatoo wëllit ku ànd ak moom ci ay gouvernement. léegi nag mu des fi ma bëgg a waxtaan ak Sénégalais yi révolution bi am na ba noppi kenn mënatu koo arrêté. bu ñu ne woon compet Ousmane Sonko yóbbu wala ñu def ko Decroix ñu def ko Cheikh Tidiane Dièye wala Khalifa Sall wala ku munti doon du tee lii ma gis ñi ci ndaw ñi kenn mënatu ko arrêté. La révolution est en marche te gën see gudd 2024 ñu mottali ko. la ca des mooy nañu bañ def erreur yi nga xam ne réewu Afrique yu bari def nañ ko
mooy dañuy conduire seen révolution ba jegg ci cappaandaw bi mu am ñu ñëw ne ko coppet rawatina nag armée parce que réew am na fu muy toll armée day jël mbir mi te ñaare armée day am ay puissance yu bokkul fii yoo xam ne dañuy jël seeni nit préparer leen pour ñooñu jël réew mi bu ñu sàgganee ba armée jël réew mi lépp lu ñu doon yóotu ak di ko préparer dañ ko ñàkk. moo tax ma ne nañu bu ñu syndrome malien baa ngi fii keroog bu ñu defee seen révolution bay waaj a yegg ñu ne armée génn na ñu topp ci char de combat yi di tàccu laa ne mbir mi jeex na ñàkk nañ ko. noonu la amee feneen ak feneen ak feneen moo tax révolution bi am na ba noppi Macky Sall mënatu koo téye kenn mënu koo téye kon nañ ko encadrer parce que stratégie dafa baax ci lu ne du lépp nag lañuy wax ci télé waaye suñu responsabilité ñun ñëpp askan bi mooy nañ ko encadrer ba yegg fi ñu bëgg a yem waaye nag teewul loolu tekkiwul nag ni dañoo firi Macky Sall rek di ko seetaan nañ koy encadrer mooy dañuy exiger imposer benn agenda à partir d'aujourd'hui parce que loolu la peuple bi bëgg te peuple bi mooy imposer le rapport de force kenn ci ñun mënul imposer rapport de force isolément ñun ñëpp suñu dajaloon suñu parti mënuñu ko peuple bi moo mën a exiger imposer rapport de force boobu nag bokk na ci benn lu ñuy exiger la du lu ñu ñaan Macky Sall de amul layam yi lu ñu exiger Macky Sall la bu ci njëkk mooy ñii nga xam ne seen bakkan rot na ci mbir mi te muy responsabilité moom Macky Sall nañu jox ndàmpaay seen waa famille mënul tax ñu rattraper li ñu ñàkk waaye loolu le minimum la ñu bañ a gore di ba mel ni moom ndax moom bi nit ñi xeexee 2011 ba ay bakkan rot ci bi mu toogee ci nguur gi da leen a fàtte ñenn ñi sax commencé ñaxtu ñu tëj leen kaso ñii nga xam ne seen bakkan rot na ci exigence Macky Sall ak état du Sénégal dañu war a jox ndàmpaay seeni famille ñaareel bi mooy ñi ci gaañu dañ leen war a jox indemnité civile et militaire nag laa wax dañ leen war a jox ay indemnité jàppale leen ñu mën a faju ci nu mu gën a rafetee ñaareel bi du lu ñuy ñaan Macky Sall tamit mooy prisonnier politique yi mu jàpp na leen libérer immédiatement et sans condition te nag premier point bi ma njëkk a wax gannaaw bu ñu nee réparation ñu ngi exiger ñu ubbi une enquête indépendante parce qu'il faut ñu xam kan moo tiire ak kan moo rey ay affaire u Balla Gaye jaar na fi leneen ak leneen ba léegi kenn xamul lu xew ak kan la loolu tax nit ñi di am fit defaat enquête indépendante ñuy wax nag ni ñi ngi déposer une plainte auprès de la Cour pénale internationale parce que lii c'est des crimes contre l'humanité te ci nguuru Macky Sall la xewee fii Sénégal ñetteel bi mooy bis ni ki tey dootuñu nangu Macky Sall di persécuter les opposants ak les honnêtes citoyens di leen espionner di leen mettre sur écoute la terreur va changer de camp dootuñu ko nangul Macky Sall yooyu il faut mu jeex tey démb dégg ngeen gendarme bu démissionné parce que def na liggéeyam ni mu ko war a defee ñu envoyé ko ay police ñu koy espionné suba ak ngoon Macky Sall moom lan la ñu teg wala moom mooy Sénégal loolu dina dakk bis ni ki tey ñaareel bi mooy ñi nga xam ne ay milices la yu mu jël moom ay sambabo yi ñu jël jox leen xaalis ñu yor ay jaas yi ak ay fetal di fit nit ñi exigence nañ leen identifier jàpp leen livrer leen à la justice ñu àtte leen ñoom ak ñi leen yónni nag ñoom ak seen commanditaire juróomeel bi mooy Macky Sall bëgg na ko bañ na ko dina créer les conditions
pour ñu mën a dem ci ay élections nu mu gën a leeree. ay wuruj fichier électoral jeex na ci Sénégal yor say carte d'identité ne du ma ko jox ndaw ñi parce que ànduñoo ak man jeex na ci Sénégal Macky Sall dina créer les conditions yu ñu mën a demee ci élection yoo xam ne ñépp lay tolloole ku peuple bi tànn ñu ne kii la. juróom-benneel bi mooy ci ni mu gën a gaawee il faut ñu organiser élection yi ci élection locale sénégalais yi tànn seeni maire parce que maire yoo xam ne seen mandat léegi mu def 10 ans kenn mënatu koo nangu. dina organiser élection législative en 2022 sénégalais yi tànn seen député jox seen bopp assemblée bi ñu bëgg waaye dina organiser 2024 élection présidentielle ci ni mu gën a rafete lii lenn rek moo mën a doon exception mooy mu dem ba xam ni moom dirigeetul Sénégal amatul légitimité Sénégal mu ne démissionné naa ñu def élection anticipée waaye duñ ko may benn report mu toog naan maay buum maay bumi maay seet kañ laa koy def ak nu ma koy defee kooku moom jeex na Sénégal. juróom-ñaareel bi mooy na delloo ñi mu xaj seen droit civique benn ci Khalifa Ababacar Sall bii ñaar ci Karim Wade parce que loo xam ne yëkkati nga ko dem ba juridiction internationale ñu ne la jaarul yoon nga ne damay jaay doole kooku du nekk candidat ci réew mi loolu suñ ko seetaanee ëllëg ci man la ñëw gannaaw suba ci keneen lay dem dootul fi nangu élection lu dul ko ku fi war a nekk candidat nga war a nekk candidat Sénégalais yi seet ku leen doy bi tànn ko waaye Macky Sall mooy tànn kuy candidat ku dul candidat loolu jeex na Sénégal. juróom-ñeenteel bi wala juróom-ñetteel bi mooy moom Macky Sall na taxaw jàkkaarloog sénégalais yépp amul moo bon vouloir wala nii wii nii non fii non rek moo fi am na jàkkaarloog sénégalais yépp ne troisième sax dootuma ko tudd waxuma la mandat amu ci droit te peuple bi nee na amu ci droit peuple bi nee na deuxième mandat sax doyal nañu waaye nekk républicain moo tax dinañ ko bàyyi mu yeggali kon bu mu fi taxawati naan ay nii wii nii non ak yu demet jeex na 2024 Macky Sall n'est pas candidat au Sénégal bu amee beneen république bu mu am nag mën na fa dem nekki candidat lii lépp nag dafa am lu mu àndal dafa am lu mu ànd ak mooy li may ñaan le peuple particulièrement les jeunes bu mobilisation bi wàññeeku mukk nag tey la ñu war a gën a mobiliser wu chacun et chacune kenn ku ne ci ñun am na sañ-sañu jëfandikoo àqam bi nga xam ne constitution moo ko may ni man du ma nangu ko ma noot loolu ngeen def tey jii loolu ngeen def fan yi yëpp weesu nañu continuer mobilisation boobu waaye na doon mobilisation pacifique parce que dafa am lu Macky Sall foqati woon ci ñun mooy kenn amatul woon sañ-sañu def rassemblement wala nga def marche tey won nañ ko ni ci par force dinañ ko def parce que constitution moo ñu ko may te keroog bi ñu koy may dafa ne déclaration ngay def amul autorisation déclaration la balaa may dee ñu ne marche non autorisée France mun a bàyyi nit ñi ñu manifester Canada mun koo bàyyi keneen ak keneen Turquie yow fi nga dëkk Sénégal ñu ne la doo fi manifester parce que son excellence Macky deuxième nee na kenn du fi manifester loolu jeex na ci Sénégal may proposer ñu continuer manifestation yi jël benn fan wala ñaar ci semaine bi 1 million de Sénégalais nañu génn yor seen drapeau national xool fu ñuy dem fu ñu koy defee dem taxaw fa exiger que lii ma wax 9 mesures yi ak yeneen yoo xam ne après concertation dina ci yokku Macky Sall da koy respecté wala dootul am jàmm ci réew su amee kuy tiit désormais Macky Sall lay doon waaye dootul doon ñun loolu jeex na ci réew may wax nag gannaaw bu ma waxee li jëm ci Macky Sall may lancer un appel ñun ñii ñépp nag di acteur politique askan wi mérité na des acteurs politiques qui soient à leur hauteur ñun ñépp amatuñu droit yenn yi nañu sargal askan wi
nañu delloo politique sa noblesse nañu